mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan. jërëjëf mbokkeen toxnot yu suivre Sunugal 24.net am mbégte am contentement bu baax a baax di jàkkaarloo waat ak yéen fii ci biir Sunugal 24.net ci émission bu mag boobu di làmbaloog avant tout rek dañuy ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi ci réew mi yàlla na leen yàlla defal jàmm di ñaan rek coronavirus bi nga xamante ni moo ne ci réew mi yàlla na ko fi yàlla génne képp koo xamante ni dal na la yàlla na la ko yàlla teggal képp ku mu dalagulit yàlla bu mu la dal ci àdduna ñuy sàmmanteeg geste barrière yi nga xamante ni ñoom la ñu waa kër docteur sant di raxasu ba set foo toll gel antiseptique boo ko mënee am moo gën masque c'est une obligation ko ci deful rek yaakaar naa ne yat bi dina la dal émission bu mag bi nag bu tàmbalee du ma ci wéet benn yoon ki ma ciy àndal rek mooy suma papa suma mbokk armée de guerre Père Cheikh Ndiaye ñu bàyyi ko rek mu nuyoog waa réew mi ci àdduna wërngal këpp ci biir Sunugal 24.net Père Cheikh Ndiaye maa ngi lay siyaar. Jaw maa ngi lay fay di la balaax ci bis bi ñu jógee di la balaax. ci bisu korité bi ñu jógee. baal nañ la di ñaan réew mi yëpp ñu baal naq. amiin ñëw ci Sunugal 24. ñu jàkkaarloo yéenati comme ni ñu koy defee. di wax ne liñ ci woor liñ ci ñaan yàlla na ko def ci yàlla def ci réew mi jàmm. te dàqal nu mbas mi nga xam ne moo lëmbee suñu réew mi moo lëmbee àdduna. di nuyu suñu caméraman bi gi ba nga xam ne dañuy peccum lir bu neexee ndey jaatee ca mbagg yi. ñu ñëwati seen émission bu mag boobu di làmbaloog. xam ne nag dañuy dem nag di leen saytu li ngeen gën a bëgg indi leen ko. di nuyu Sénégal ak Sénégalais si daal di leen bàyyi sama jarbaat ci kanam tuuti ñu xejamal ba mu tabax ba mu kawee luy ci suuf. waa Sénégal. tey nag fi ñuy ñëw rek mooy champion boobu nekk Parcelles kooku c'est le grand champion Papa Sow créé écurie bu bees muy Jàmbaar Wrestling Academy Pape Abdou Fall le promoteur le PDG PAF production. moo décroché combat moom ak xale Lamsaar boobu. déjà xaritu Cheikh Ndiaye. xaritu suñu papa. waaw kay waaw kay. Pape Abdou Fall moo décroché seen combat moom ak Siteu làmb ji nag dañ ko jàppoon le 5 avril bi passé mais nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam coronavirus. le vainqueur des vaincus moo fi jaar moom moo taxal date boobu ñu yóbbu ko ba déwén ak jàmm di ñaan yàlla rek yàlla nañu fa yàlla yóbbu ak jàmm muy saison bii di ñëw fii ñëw rek mooy Papa Sow mi ngi ci 31 sorties la Papa Sow def Père Cheikh Ndiaye Papa Sow mi ngi am 24 victoires 6 défaites ak benn match nul Papa Sow ñi mu daan ñëpp nag mënuñ cee ñëw wax dëgg yàlla mais dañuy xool ak ñi nga xamante ni làmb mi ngi leen di dégg ba tey ñu indi leen palmarèsu Papa Sow moo daan Boy Djiné moo daan Aliou Mané moo daan Kati Junior moo daan Birahim 2 daan Cheikh Ngiraan Abdou Ngom Landik Diamé Serigne Modou Bayaax Tafa Boy Bambara bootal Santan Ñing ñëw ci Paul Maurice daan ko jël Boy Sey daan ko jël Bac Seras daan ko moo daan Tonnerre daan Jos 2 fois daan Baye Mandione teg ca les 2 Papa Sow mu mel dafa teel a bëre li mu am ci ay combat bari na trop. waaw mu mel rare la ci génération est-ce que ça am na ko def su ma juumul booy kere rek moo ko fi ëpp lu mu bëre wala. waaw da nga am. Papa Sow dafa teel a bëre quoi. daa am foo génne te ku guppal ba ci roccil war da ngaa tudd sama jàmbari fàkk tëdd ji. muy kenn ci man. ndax yàllaay jëkk a far. muy Pape Abdou Fall. nga ñëw ci doomu Ali Sow bi. Papa Sow. est-ce que nekkul dafa teel a bëre. waaw dafa teel a bëre xam nga Fass boo fa juddoo. liir yi sax dañuy bëre. Fass. de sa Fass. xam nga tax mbëri Fass mën a bëre mbedd yee sewul mbedd yu sew lañ ale ngay amul ñaar dañuy daje moo tax ku fa juddoo rek juddoo na ci keppaaru làmb Mbay Guèye Moustapha Guèye ñoom Salloo ñoom Xayloo ñu foog mu ak ñoom Cheikh Mbaba boobu bul fàtte ñoom ñëpp ñu ngi Fass ak ñoom Mbay Diouf mii ngay dégg Mbay Diouf numéro 1 looloo tax Papa Sow ak magam Ousa léeg-léeg mu gis Ousa ñëw bëri ji ñëw mu jël ngemb li ngemb ko Papa Sow bi mu bëree leccin booy la. booy la quoi. xam nga dañ ne toujours tur mooy tooñ borom comme Balla Gaye li ko dal ci Sa Thiès. moo daloon Papa Sow ak Ousa rakku Ousa bi wàqu Ousa bi te demul fenn. dëgg la booy seet Ousa ay rakkam yëpp su ma juumut ñi ci ëpp dañoo doon bëre. ndax di ko kotowaayu bëgg a mel ni mu mel. mais Papa Sow lii nga wax ci moom teel a bëri la mais du mag ndax bëri ki démb dong bi muy bëri Balla Gaye xam nga bu ñu fàtte xam nga rakk daan furli mag. mais Balla Gaye dafa furli Papa Sow Ousa dafa furli Papa Sow bi Papa Sow bi ko Balla Gaye daanee dafa jël Ousa dafa jël Balla Gaye te bu njëkk Balla Gaye mu waroon daan Ousa Papa Sow jël ko mais rak maga ko furli moom mais Papa Sow dafa teel a bëri dëgg la am tur nag mu jugee ci défaite
digganteem ak Ama Baldé Siteu jugee ci défaite digganteem ak Gouye Gui est-ce que làmb jooju pour man combat yërmande la de ku daanu de moom yeboo rek ci saako yi nga jëm de. kii jógee ci Gouye Gui. kii Gouye Gui da koo daan. waaw kii Ama Baldé daan ko. waaw Papa Sow moo gën a moom combat bi loolu man la engagé man. yow Père Cheikh. waaw man maa ko wax parce que xam nga lu tax dafa jóge Fass. ah yow daal Papa Sow nga teg favori. waaw non moom laa teg ne moo war a yenu combat bi moo gën a nekk choc ci combat bi kii Siteu bu daanu. wàññiwu ko dara. ah 2 défaites nga ne. non xale la. non Père. non dañuy waxtaan. non dañuy xool Siteu bu jugee li koy topp tamit. Balla Gaye ngi fi daanu 2 défaites te jóg ñëwaat na topp dafa am foofu boo fi tolloo mënutoo dem suuf Modou Lo loo ko fi dal Gris Bordeaux loo ko fi dal mais Papa Sow daan yaa ne combat bi mujj a bëre Fass la ko bëree. jóge Fass coow am fa ñu naan jàppal bàyyil Papa Sow. mu mer génn écurie boppam. ñëw créé écurie boppam. Jàmbaar Wrestling Academy. kii jiite ko nu mu tuddati maa ngi koy nuyu. Père Ba suma xarit ndeysaan maa ngi ko mujjee gis dëju papa yi Modou Lo. léegi Sénégal gépp écurie Fass ak école bi écurie bi mu formé di ko xaar. est-ce que day ñëw toog ak defet est-ce que day ñëw indaale ndam est-ce que xam nga Papa Sow bu daanoo. écurie bi du dem. Jàmbaar Wrestling Academy moom laa la wax. waaw parce que moom mooy yow maanaam bi écurie bi taxaw ba léegi moom mooy première mbër boo xamante ni. moo fa am combat di VIP jëm ci. non su ma juumut écurie boobu moo fa njëkk am combat su ma juumut. moo fa digganteem ak Siteu. waaw bu su ma juumut moo fay mbër mu fa njëkk am combat. ba pare di mais est-ce que loolu du doon pression ci moom pression. mais bien sûr mais waaw. mais est-ce que tamit Papa Sow toll na fu mu amante pression. ci mais dina sóor waa Fass ah. wala non nit la. boo jógee Fass say soppeek am lu leen naqari say noonu war a reetaan nga jël combat bu toll ni Siteu mu jógee ci defet yaa ko wax léegi te Siteu attention du xeleb kenn de. moo tax ma ne la Papa Sow combat bi. combat la. man la engagé parce que lu may wax dama naan man maa jël risque. mais aussi kii Siteu bu daanoo du ko wàññi dara. xelal la. li ma la li ko tax a demaat daan rek ko ji. kese. ñu ñëw nag ci le fils de Double Less Triple Less kooku yaakaar naa ne Balla Gaye 2 la ñu koy wax le roi des face to face moom daal heure bu amee ak yow jàkkaarloo rek face to face rek moom mooy bomb moom Balla Gaye numéro 2 kum ci amal jàkkaarloo am nga problème. xam nga daa perturbé Modou Lo 2010 ba daan ko ci ay jàkkaarloo perturbé Tyson ba daan ko chachuté Yékini ba daan ko moom daal kum ci am daal moom. su ñëwee jàkkaarloo du la may dara te loo ko may mu jël te li mu lay wax signature bu ñëwee moom lay appliqué te yàlla da ko ci may ndam loolu yow pour yow lan la ci moom secret la wala. man bés déedéet xam fi mu jëm. lu mu la wax signature bu ñëwee. dégg loolu li ma la wax Balla Gaye numéro dégg loolu li ma la wax Balla dafa man bés. waaw mën na ko de. bés de laf cat dafa complété. dafa complété li muy def lu mu la wax dina ko def. lu mu wax tafaati. dinaa la dóor ba foo déggati Balla taf say nopp. maanaam dama bëgg nit ki li ngay wax di ko jëf. wallaay Balla borom defi la. loolu la waxoon Yékini. déggu loolu li ma la wax ko Tyson. déggu li ma la wax ku jël avance am bu ne. wax ko Modou Lo dina la duma ci micro yi dina la duma ci làmb yi. kenn du moom. moom kay dama la wax ne boo ku ko jël say mbokk duñ ne la. wallaay ndeysaan te foo nekk da nga sakk say wala dina la wax loo xam ne nii li mu lay dox lay def indi ca làmb ja. dëgg la te foo ne mu fekk la fa ay Balla. ay mbay kenn du moom ñu ñëw nag ci Gris 2. Gris 2 Dieye production moo décroché combat moom ak Abdou Diouf moom waaw man sax combat boobu combat yërmande laa koy tuddee ndax ñoom ñaar ku ci nekk da ngaa jóge ci defet kii Gris 2 rëg-rëg moo ko mujjee daan Luc Nicolaï ko tëggoon. Abdou Diouf kii moo ko mujjee daan Forza ñu ngi ko bëree woon Diourbel. waa Leewtoo ko tëggoon mu mel ni làmb jooju ba tey combat yërmande la ku ci daanu daal ci saako ya daal nga jëm. non xam nga dëgg xam nga yéen xaw ma yéen lu leen dal bàyyi leen yóbbu nit ci saako. ku tegle ñaari defet. Gris 2 bu ko Abdou Diouf daanee yenoon na maanaam Abdou Diouf daan ko ndax moo ko jëkk ci làmb bu muy bëre boobu Gris 2 li journal ba bind mooy Gris 2 vaincre ou périr. xam nga. boo ko déggul it ma tekki la. waaw mooy vainqueur. daan rek baa du ko ji. déggul ma la xam nga li ma la wax nii. parce que xale la Fass daa am yaakaar ci moom père. waaye mais mango bu xaay bi kenn mënu ko lekk mënu ko jëmee ko déwén suba. waaw loolu dem na. Abdou Diouf mi nga xam ne nii ba mu booy seet moo njëkk a bëree Gris Bordeaux magam. su ko Gris 2 daanee. lu mu koy wàññi. moom fi mu ne carrière am lu mu ciy ràmpeeti xaalis lay wut Abdou Diouf xam nga ne xaalis lay wut. mais nag Abdou Diouf tamit
bàyyi ko xel war na de ndax bind ba baax na corpulence ba baax na. dama ne macha allah Abdou Diouf. Yékini ko sut côté dem na fee de carrière. Abdou Diouf a sut Yékini. mais in bokkuñu bul waxate loolu. Abdou Diouf dama ne yow mii. période Abdou Diouf a gën a ñëw ci làmb ji macha allah Abdou Diouf ba mu ànd ak ñoom Alioune Seye laa ko opté man demuma tey ci làmb ji. Yékini nii mais corpulence Abdou Diouf baax na wala baax. bopp macha allah. waaye mais nag waaw kon yoon la kay jox ko. kañ la yàgg ak gemb. en tout cas l'expérience la face à la jeunesse xale ak mag. xam nga rëng. xam naa rëng bu baax lu ñu denc. jëndi mango war koo lekk ci guddi gi mu xaay nga denc ko. wallaay Gris 2 rëng la fii ne li mu def yëpp day testé boppam bëreegul. bëreegul. déedéet lii la mu def lépp ay mbapat la. ñu dem nag doxantu ba foofu ci écurie bul faale écurie bu mag ba fekk fa le grand champion Valdo 10 ans de carrière 10 victoires benn défaite Valdo tarde de décoller maanaam Valdo daal bi mu duggee ci làmb ak léegi am na fi 10 ans am na fi 10 victoires am na benn défaite mais daal li problème mu Valdo li jaaxal technicien yi mooy lu tax eggagul ba tey ci VIP yi comme fi ay moroomam toll. waaw loolu lan moo koy def. xam nga mbër dafa am war a am jàppale ak nekk ci écurie bu mag. xam nga non écurie ba mag na de. non d'accord naa la nekk ci mais fi mu ne bu Mohamed Ndao Tyson su ko doon dar na mu ko war a dare. ba tey am na public ci moom. xam nga mbër mu mag day yóbbaale mbër mu ndaw géew. mbër mu mag toujours day yóbbaale gisoo jën wu mag. toujours dañ ko yóbbaale yabooy. mu nekk ci dynamique bu baax Valdo boo amoon loo koy gën a ñaax rek lan lay doon Valdo. parce que fi mu ne fii làmb toll marqué na ci empreinte am mais. daan na fi ay champion de. yu baree bare defet la ne fi mu toll nii. xam nga fi ne boo tëggoon benn combat ku mel ni Balla Gaye Lac de Guiers kii Boy Niang muy combat soog boo xam ne nii mu risqué dugg ci ñu jox ko. combat spécial bi su ci daanee rek bokk. mën naa génn. parce que c'est bu ndaw bu mag a koy taal. mais est-ce que tamit li mu dëgg la ñu ñëw nag ci papaay Balla Gaye numéro 2 kooku Double Less la ñu koy wax Double Less crache chez vérité Alioune Sarr ne communique pas assez nen daal Alioune Sarr mu ngi ñëw rek ba tey ci problème mu CNG bi ak Alioune Sarr nen daal Alioune Sarr du diisoo ak ñi nga xamante ni ñoom la war a diisoo loolu la yow ban jàngat nga ciy def. xam nga su ma waxatee dañ naan. béy wóob ci da ngaa farat béy wóob ci wàllu lu ci udde wax ñu der bee tax. ndax Macky Sall buy def kii loolu ñuy def mercredi nu mu tudd. lan loolu ministre yi daje ak Macky Sall. y a conseil des ministres. est-ce que ñëpp a fay dem. non déedéet. dama la posé question déedéet dama la laaj may itam da nga ma posé question. mais kii li mu wax. mais dama ne. yaa xam nga ne Père Double Less li mu wax. non Père Double Less bokkul CNC. waaw mais tamit bokk na tamit ci maanaam. kon làmb dama ne ñi bokk Sénégal bari nañ ci ñi bokk ministre conseil dañ ko dama ne booy ba nopp dofee wax ja koy dégg dofut. ñamu sekkal CNC bi ñu boole ko moom ñuy ay kotuwaayam. ñu ay collègue ñu ngi réunion di waxtaan ci liy doxal làmb ak liy jëmee làmb kanam ak li ciy faay. ñëpp mënuñoo fekke. ndeysaan waaw dëgg la de. ñëpp mënuñoo bokk mënuñoo fekkee. yow mais sa nekkul coow li ci am rek moo tax Double Less génn. dama ne coow li joo ko indi. waa Père li ñu cërale woon ci waxtu jeex na lem de yaakaar naa ne neex na lool waaye du jiwu de li ñu cërale woon ci waxtu jeex na. waaw di leen jox yoon rek. bàyyante bu dul bàyyante fur. tàggoo bu dul tàggoo dinañ jox daanaka ci yeneen beneen facette ak beneen waxtaan ci suñu gaal 24 ak seen i xarit seen i soppi seen i xarit seen i soppi di leen baal wax nag bu baax a baax ba nu fi waxee lu leen déranger. noonu la demee woon fii ci biir suñu gaal 24.net seen émission bu mag boobu di làmbaloog ñu ci ànd rek à chaque fois ak suma papa Père Cheikh Ndiaye ku ne xam na ne tamit làmbaloog la. communicateur traditionnel bu mag boobu nga xamante ni lépp lu ma wax ci làmb rek nee naa ko ay waxam douzaine bu nu paqueté la saa yu ko teppee 12 rek nga cay fekk sunu papa Cheikh Ndiaye ngi noonu la demee woon fii ci biir Sunugal 24.net seen émission bu mag boobu noonu di làmbaloo yàlla na ñëpp am jàmm. mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan